leeru jamono Walf TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru ngoon si li ci gën a fës ci bopp xibaar yi déclaration de politique générale bu Mouhamed Dionne niki talaata la ko fas yéene amal ñi yëngu ci wàllub secteur transport jot na cee joxe seen xalaat ne saafara daal lañ ci xaar ci seen jafe-jafe bokk na ci wàññib njëgu essence bi ak defaral leen ay yoon doon lu leen yitteel daa ngeen ci dégg leeral yi ci leeru jamono béykat ya ne ca vallée du fleuve Sénégal béykatu ceeb ya jot nañoo yeggee seen jafe-jafe njiitu réew mi Macky Sall yooyu la béykat ne jot nañu dakkal ceeb ga ñuy jëlee ca bitim réew ngir mun a suqalee ba ñuy béy fii ci réewum Sénégal daa ngeen ci dégg leeral yi ak suñu natango foofee ca Ndar Géej di Gabriel Barbier dañ ci toftal plan Sénégal émergent mi ñu ne béykat ya ne ca Bakel ne yëguñu la ca xew ndax amul yokkute ci seen koom-koom foofee ca Bakel daa ngeen ci dégg leeral yi dañ ci toftal xibaar yi ñeel bitim réew Ndeye Fatou Ndiaye moo ñu koy faram-fàcceel bu nees kiisee ma dikk ak yéen ci yaatal xibaar ci leeru jamono. canal bi suuf ñi nga xam ni ñoom ñooy baykat waalo wërngal képp ñu jàpp ni lépp lu nga xam ni moom la fi maam bàyyi woon ci mbirum mbay buñ leen dooleelee rek dina nekk lu nga xam ni dina leen continuer di jëriñ waaye itam dina jëriñ Sénégal wërngal képp. réew mi dafa voté loi d'orientation depuis 2004 nu xeex ba exploitation familiale dugg si te nag balaa alalu réew di jëm di dimbali keneen ku fi bokkul bay si sa wewu tànk loolu nag pour mu am faw nu woon nguur gi ni ko exploitation yooyu mën nañu dundal réew mi mën nañu développer réew mi mën nañu créer emploi mën nañu jàppale acteurs yëpp léegi nag suñu résultat suñu paree loolu la ñuy dugal si mbir mi taxaw défendre que pour réew mi jël en charge. déclaration de politique générale bu jëriñ ju njëkk ji di Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñu yëngu ci wàllub transport bi daal nañuy wax seenub jafe-jafe. premièrement mooy gasoil bi seer na dëkk bi xat na xat bu nga xam ne ni maanaam li ko yokk yóbbu mooy gis nga kalandoo yi nga xam ne ñu ngi daw diggante Sicap ba place de l'Indépendance bëri nañ yàq nañ léegi yu taxi yi te ñu ngi koy teg seen bët di ko seetaan rond-point boo dem da nga fekk lu man ñaari alkaati monté di arrêté ay taxi. bëgg nañ ministre bi taxaw ci di jël ay chauffeur ñu dugg ci gouvernement bi di liggéey fonction publique ku fiy def demande wala bu ñu soxla ay chauffeur ñëw ci chauffeur taxi yi chauffeur taxi sonn nañ. ñun chauffeur yi xëy na ñun moom li ñuy gën a intéressé mooy kon ni ma la waxoon rek daal noo embauché te ça veut dire que ni ñun suñu embauché maanaam d'abord dina am lu ñu mën a jariñ mais moom wax dëgg yàlla moom ku ñu jàppale moom ñun ñu jël. ak ubbiteb gare des Beaux Maraîchers ñoom ñooñee di chauffeur yu horaire yi nee nañu nag sentiruñ ci benn yoon seen bopp ba tax na tegguñu seen tànk ca fañ ko tegoon. nguuru Sénégal na seet leneen lu muy def lu gën lii donc Beaux Maraîchers ñun
fii ba àddina di tukki suñu horaire yi duñu ko fa mës a dugal bu ko kenn xalaat sax. Gora Khouma di ki jiite syndicat des transporteurs routiers moom nag nee na li ñuy xaar ci jëwriñ ji bëri na. ñun la ñuy xool ci moom ay engagement yu président de la République jëloon ci bi muy def campagne pour jot réew mi moom moo waxoon ne bu ma toogee dinaa fexe ba prix carburant bi tollool ak bu Mali baa mu yées ko bi ki des tamit muy ñu laaj pour état Sénégal mu am harmonisation ci diggante réew yi nga xam ne ñoo composé UEMOA ci wàllu pèse acier bi parce que réew yi 14 tonnes la ñuy def même bu fekkoon ne règlement bi dana 13 tonnes te réew yëpp def 14 tonnes harmonisation waroon na am ñëpp di def 13 tonnes ou bien Sénégal dem fekki leen def 14 tonnes moo tax ñu wax ne gouvernement bi daal bëgg nañu accélérer renouvellement parc bi ci transport de personnes transport de marchandises defaraat tali yi mais nag ñu ngi koy xaar aussi ci digg tali bi nga xam ne mooy yitteel ñu gën a yitteel muy Fatick Kaolack kañ lañ koy commencé. Gora Khouma di sàkku ci nguur gi ngir ñu daal di taxawal ab bés boo xam ne dañ koy jagleel wàllub transport. ci toog léegi mu décréteel ñu moom ak président benn bis boo xam ne bi transport moo ko moom comme ni mu amee santé am feneen mu transport moom ko ndax loolu dafay tekki ne bis boobu bu jotee passagers yi ki dawal oto bi ak état dinañ mën a toog ci table évaluer li ñu weesu. xool la ca baax ñu defal ko la ca bon ñu dindi ko. ci nguurub Macky Sall jëwriñ yu njëkk yi ñu ngi toppalante waaye nag jafe-jafe yi di wéy ci secteur bu ne lu soxal wàllub transport ak ubbiteb gaar bu bees bi di Beaux Maraîchers daal dinay jaxase lu bëri lu ni mel nag ñi yëngu ci wàllub transport nakarlu ko bu baax. ñu ngi koy jaajëfal Seynabou Ndiaye ci googule xibaar la ñu desandi mu ñeel mbirum transport fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre gi ñu jëm ci la ñu fas yéene banque seen loxo ñu duppe ay camionneur maanaam chauffeuru camion yi gis ne daal ñu xaatimoon ak nguur gi sàmmontewul ak ay kàddoom bokk na ci ne daañu banque seen loxo gantal dem beek dikk bi Gora Khouma ma leen jiite yëkkati na ay kàddu ci micro Seynabou Ndiaye. mu def benn réunion d'évaluation puisque am nay jamono dañoo yëgaloon buur nag dañoo war dem grève le 3 moom tamit buur daal di oote muy gouvernement bi oote ñu waxtaan ci 5 points yi nga xam ne moom lañ tegoon ci table bi mais 5 points yëpp dañu ne ba jubawoon ci points yëpp mooy benn bi ñun dañoo war a am garage gros porteurs yi comme ni ko Malien amee fii gouvernement léegi na noonu d'accord na ci ñu gisoon ne yoonu Fatick Kaolack dafa baaxul te boo jaaree Diourbel baa nga jaar Jaxaw takk der yi nekk foofu dañuy wax ne la fii hors itinéraire la gouvernement ne loolu tamit d'accord nañ ci léegi dinañ ko jël en compte bu nekk route normale ñu gis ne pèse acier bi ñu jàpp na machine yi ni mu war a mel melu ni gouvernement daal na kay loolu tamit dinañ ko toppatoo dañu ànd ak yéen defar machine yi ba machine yi baax ni ngeen ko bëggee ñu tegaat ci suñu mbokk diggante ñun ak Mali dañoo amoon benn comité de conjoint bu ñu ñaari réew yi signé muy ministre de l'intérieur bu Sénégal ak ministre de l'intérieur bu Mali signé ko pour oto yi kenn ku nekk am droit ñaari réservoir te ñaari réservoir yi connecté ci moteur bi gouvernement bi ne loolu kay loolu tamit d'accord nañ ci xam nga bu fekkente ne dañoo wax yooyu yëpp gouvernement bi ne d'accord nañ ci ñu daal di lever mot d'ordre bi mais gis nañ ne dara amu ci benn poñ dong lañ gis ne am na ci muy yoonu boo jaaree Jaxaaw dootuñu la ko tere boo jaaree Diourbel jëm Gossas pour dem tamit kenn du la ko tere gouvernement bu jëlee engagement da kaa respecté ñun boobu ak léegi faalewuñu waxuñoo ak ñun moo waral nag routiers camionneurs yëpp dajaloo ci bureau bi ne léegi dañuy dem grève le 18 non. dañu delluwaat foofee ca Ndar Géej foofee ca vallée du fleuve Sénégal béykatu ceeb ya fa ne jot nañoo yëglu ne ceeb gay bàyyeekoo ca bitim réew doon lu gàllankoor seen koom-koom lañ fay béy ci ceeb jënd ko doon na lu jafe ndax lay bàyyeekoo ca bitim réew yooyu la jafe-jafe jot nañ ko yeggee njiitu réew mi Macky Sall ma fa doon amal ngan foofee ca diwaanu Ndar Géej Gabriel Barbier moom ñu koy faram-fàcceel bu fekkee ne jàppandi na ci machine bi ñu taataan Gabriel Barbier ci nganuk njiitu réew mi Macky Sall ak jafe-jafe béykatu ceeb ya foofee ca Ndar Géej yegg si na ñu taataan ko. mbir mi nekk lu nga xam ni leer na ñëpp njaayum ceeb bi nekk lu nga xam ni lu gàllankoor li nga xam ni rek moom mooy liggéeyu baykatu ceeb yi nga xam ni boobu ba léegi ñoo ngi ci naaj bi waaye bu nu bayee ba pare ceeb bi di lamb seen loxo ñi nga xam ni ñoom ñooy baykat yi porox ndollu ci ñëw bi nga xam ni président de la république ñëw na ko fii ci diwaanu Ndar daal di fësalaat li ni mel. man li mu yor ci stock ci ceeb nekk na 10 000 tonnes de paddy mi ngi ñu gardé actuellement plus de 700 tonnes mi ngi xam ne décortiqué nañ ko ba pare amuñ fu ñu ko jaayee donc li ñu wax président de la république mooy comme ni mu def ci soble bi mu réussir que mu def ko ci tomate mu réussir aussi ñu mu def ko ci ceeb bi parce que ñun mën nañu bay ba pare du am fu ñu jaayee
moo ñu sas 1 500 000 tonnes moi je produis 10 000 tonnes cela veut dire su amee 10 producteurs comme moi rek autosuffisance day am donc kon moom lu mu mën def mooy mu protéger parce que mënuñu jël àllu banque bi di leb ba pare di bay te du am fu ñu jaayee kon nu mu protéger soble bi protéger tomate bi mu jàll aussi loolu lañ koy ñaat mu defal ñu ñun baykatu ceeb bi. football moom mooy sama passion mooy sama liggéey li may def mais je crois que aujourd'hui dëkk bi bu ñu xamee ne lii problème la pour Sénégal ñu ñëpp ci war a jàpp moom mooy affaire autosuffisance en riz bi et je crois que man du ma ko sax woowee autosuffisance en riz parce que moom laa tuddee indépendance alimentaire parce que nit ki tam ñu lay jox di la jox y a un moment donné il faut nga naawal sa bopp. chef de l'État Macky Sall nag mi ngi doore visitam fii nga xam ni moom mooy ci région gu Saint-Paul bu Paal bi nga xam ni diiru lu ëpp fukki at mi ngi fi tegee waaye itam mu pare waaye kenn mënu ko jëriñoo Saint-Louis Gabriel Barbier rajo télévision Walf. leeru jamono Walfadjri foofee ca diwaanu Ndar Géej dañu àddu jëmale ba tey ci wàllu mbéy mi plan Sénégal émergent ba tey la ñu ne yeggagul foofee ca Bakel béykat ya ñoo ko xam ne gisaguñ ci dara amagul yokkute bokk na ci wàllu mbéy mag yoon ya canalisation doon lu ñuy dund ci jafe-jafe foofee ca Bakel Alassane Diallo ci Faram-Facce. yi di Moudéri ak Diawara bokk ci département wu Bakel di jooy seen dund yu métti bu ñu nekkee. canal yi baaxul canal bi suuf bi dëgër la comme ni ma njëkkee woon bu wéyee tuuti day am ay xar su xaree rek ndox bi day gën te ñun ñooy obligé ñëwaat taxaw defaraat ko suñu defaree canal bi général bi du ngeen gis nii ñun ñoo koy defar terre yi boo xam ne ñooy dem ci suñu tool yi ñun ñoo koy defar encore loolu day doon problème balaa ngay pare fii day tojaat nga delluwaat boo paree fii balaa ngay dem sa tool feneen tojaat boobaa da ngay bàyyi loolu moo tax nga gis espace yëpp kenn béyu ci njiitu béykat yu toogee ci Moudéri ak Diawara tuumal baaraam société d'aménagement des eaux du delta du Sayed. léegi Sayed aménagé suñu tool yi njaqare ak coono rek la ñu teg mënuñu am dara te li ñu yoroon yëpp dugal nañ ko si bu ñu bayee it du tax ñu am dara ci njàkkare ak mbetteel ñu gis ko ci kanamu béykat yi nekkee ci vallée bu fleuve Sénégal war a fay bor bu ñu ameel caisse nationale de crédit agricole te toll lu jege 130 millions ci sunuy koppar te amuñu lu ñu ko fayee aménagement yu baaxul dara indil béykat yi jafe-jafe ñu wone seen naqar. ndox bi maîtriser wuñ ko canaux yi baaxul donc vraiment dara baaxul seen liggéey donc Sayed daal dafa nekk problème bi fu mu nekk mooy état bi financé na ko donc ñun su leen waxee ñoom ñu ne ci entreprise yi rek nangam donc mais de façon liggéey bi moom dara baaxu ci tey ku weddi loolu mun nga dem teg ci bët. gannaaw seen jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ñu yëkkati seen kaddu jëmale ko ci nguuru Macky Sall ak gouvernement am ñu dimbale leen balaa muy yéex Alassane Diallo Bakel rajo télé. ñu ngi koy jaajëfal Alassane Diallo foofee ca Bakel dañu dellu soit fii ci Ndakaaru kuréel gi saytu dëkk cosaanu réew meek jikko yu baax yi artu na daal dina porter plainte rappeuse bi di DS Major programme concert ga mu doon amal yàggut ca Marius Ndiaye ne lam fa sol daal jekkul rafetul ci bët ba tax na kalaame nañ ko fu mbaxana doone benn Adama Mboup lay wuyoo moo leen jiite àdduna ci leeru jamono. DS Major dafa génn fi stadium Marius Ndiaye weekend bi passé sol slip kese génn en public ba xale yi di ko juuxoo di ko sànni xeer lu mel noonu nag en général procureur wala brigade des mœurs ñoo waroon a autosaisir dem téye ko bu ko dee lu mel ni keneen dootu ko def waaye comme gis nañ defaguñ ko moo tax ñu déposer plainte pour état bi def liggéeyam procureur def liggéeyam brigade des mœurs def seen liggéey ñoom ni nañu dañuy roy américain yi mais am na yoo xam ne ca Amérique sax kenn nanguwu ko fa dëkk yooyu am na loo xam ne dëppoowul ak seen loi ak seen aada dañ koy bañ ñu aussi fii dëkku diine la boo xam ne dafa am lu ñuy bañ te duñu nangu ku ko bafoué xam bafoué nañ ko ñu nit pare nañ ci teg suñu bakkan moo tax tey ñuy saisir autorités yi pour ñu def seen liggéey ndax dëkk bu bëggee dem day fonk aadaam fonk cosaanam mooy tax sax ña ca biti bu ñëwee ci biir fonk la ndax nit ki boo demee ba respecté too état respecté too yàlla respecté too nit ñi au moins nga xam li nga xam moo baax ci sa dëkk li yiw ci sa dëkk nga xam ne buñ ko wonee
ci xibaar ci réew mi la ñu desandi wutali diwaanu Matam foofee tamit ñi yëngu ci wàllub mbéy ma jot nañoo addu ci kilifa yi bokk na ci ne bëgg nañu daal ku leen gindi ci coopération indienne bi nga xamante ne nguurug Sénégal xaatim na ko ak réewum Inde jëm ci gën a ñoŋal mbéy ma foofee ca Matam dellu siwaat nañu itamit xam leen daal am nañu jafe-jafe ci wàllub mbéy jumtukaay ñàkk noonu itamit ak wàllub forage ak barrage doon na lu leen gàllankoor. Mamadou Diop lay wuyoo àdduna ci micro Souleymane Thioy ñu ngi may xamal ne jàppandegul ba tey ci machine bi dañ ci dikkaat incha allah nu mu gën a yaatoo ci yeneen i xibaar dañuy jël gaal wutali tefes bu Nouakchott foofee lim bu takku ci ay doomu Sénégal ña ngi fay daan seen doole mool ya fa ne di dund jafe-jafe yu tar bokk na ci ne bëgg nañu daal carte mareyeur ñu jox leen ko ñu ngi koy sàkku ci nguurug Sénégal mool yu bëri tamit faral di suux ca géej ga saay su ne doon na lu ñuy tawat foofee ca Nouakchott abukan ma nga fa woon. fii ci Mauritanie daanaka ay moolu sénégalais ñoo yor presque lépp lu jëm ci wàllu pêche artisanale maanaam ca quai de pêche bu Nouakchott tollu nañ ci ay junni mool yuy fii liggéeyee ñi nekk nag ci jaabante bu metti ginnaaw liggéey bu am solo bi ñuy def fii ci biir Mauritanie pêcheurs yi nag ñu ngi ñawlu ay tracasseries yu metti yu ñu jànkonteel Modou Fall kenn ci ñoom yor seen kaddu googule. bon xam nga léegi problème géej bi benn affaire rek la ñuy ñaan que suñu gouvernement mu waxtaan ci ak état Mauritanie mooy ñu ngi ñuy demander carte mareyeur te carte mareyeur c'est pas pour les étrangers c'est pour les nationaux mais si bi que un étranger bi nga xamante ni moom ànd na ak nationaux bi et je crois que waroon nañ ko mën a bàyyi moom mu exprimer wu bu baax a baax loolu ñu ngi ciy ñaan gouvernement bi mu xool nu mu ci mën jàppale carte mareyeur bi mooy tax nga mën circuler mooy tax nga mën jënd mooy tax nga mën ko jaay encore que boo amul carte bi doo ko mën jaay moo looloo tax ñoom ñu wax ni ñun ñu def le tous les moyens pour que ñun ñu mën am carte boobu. yeneen itam risque yu ñu jànkonte léeg-léeg moo di seen gaal yi dañuy faral di suux. si à chaque fois que boo amee ku lap dañuy woo wax ni diw lap na ñu dem jëli ko su dee corps bi décomposé wul carrément ñun daañu ko mën jël ñu yóbbu ko à Sénégal te ñun jënd nañ ci benn oto boo xam ne ñun doomu gendar yi ñoo daje jënd ko oto boo xamante ni pour cas social moo ko tax a jóg. oto bi ñu jënd pour cas social moo tax ñu jënd ko ñun doomu gendar yi ñoo dajaloo cotiser jënd oto bi dem dédouaner ko kayit yi yëpp nekk en règle ku fi feebar wala néew bu lakk ci géej gi bañ génne ko dañ ko jël tekk ci oto bi yóbbu ko ba fu ay mbokkam nekk ci Sénégal. tey ginnaaw seen importance ak rôle bu am solo bi ñuy joué jëm ci développement économique ci réew Mauritanie pêcheurs yi ñu ngi xaar ci nguuru seen bu baax a baax fii ci Nouakchott seen natango Aboukan pour la télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Aboukan foofee ca Nouakchott ma nga ca Mauritanie dañu dellu soit fii ci Sénégal addu ci Sambabo yoo xamante ne jot nañ leen a teg loxo toll nañ ci fukki Sambabo ak benn ña nga doon sàcc ay bant foofee ca Vélingara ne du gulet say su ne ña ngay def li ni mel waaye nag jot nañ leen a teg loxo ci jamono ji foofee ca frontière bu Gambie Cheikh Dieng incha allah dañ ci dikkat na mu gën a yaatoo ci yeneen i xibaar jëm ci gasum wurus gi maanaam or gi foofee ca Kédougou foofee gis nañu tamit ne jumtukaay yañ cay jëfandikoo ngir man kay matal say su ne am nañ ca jafe-jafe foofee ca frontière ba ca Kédougou ñu ngi may xamal ne jàppandegul ci machine bi dañ ci dikkaat ak Soli Bourama Dabo lu jëm ci ziara annuelle ga ñuy amal gàmmu foofee ca Pire lu jëm ci wàccaay ga nag ña ngay tàmbale di seetal dëkk ba ngir mun a dalal gan yi foofee ca dëkk bu sell ba di Pire ana fan la wàccaay ga toll Ramatoulaye Sarr ci Faram-Facce. war a jagleel mbayum cosaan gi ak mbay mi nga xamante ni mbay gu yees la ak it jumtukaay yu xarañ ngir Sénégal bu suqaliku daanaka thème bu ni mel ci la élève ingénieur bu école bi ñu duppee ENSA doon amal rek seen bëccëg yi nga xamante ni dañ ko jagleel wàllu mbay ak
place publique yi marché yi gare routière yi parking yi këru kilifa diine yi daanaka bépp bërëb boo xamante ni nag mbooloo gi dañ fa nar a tase ci commune Pire bale nañ leen ba mu set wecc loolu li ko waral mooy gën a indi naataange ci dëkk bi rawatina nag xew-xew gi di gàmmu annuel bi ñuy waajal askan bi ñoom ñëpp a jóg ngir rek daal di defar seen dëkk ngir fagaru ci yenn feebar yi. yéen nit ñi expliquer leen xamal leen mais bu weesoo loolu sax dadul rek. feebar boobu da paludisme dafa bëri fii xam nga nawet baa ngi jeex jamono bi day jamono yoo kon am nañ programme aussi boo xam ne dañuy def porte à porte kër gu nekk ñu dugg fa pomper ko ak service d'hygiène def noo xam ne nii macha allah feebar yu ndaw ndawaan yëpp daal yàlla mën na ci muccal. dañu bëgg a dajale ñëpp luñ fiy defati ñëpp taxaw parce que xam nañ ne développement léegi mi ngi jóge ci nit ñi dina jóge ci kaw de mais day fekk waa dëkk ba taxaw. kile di meeru dëkk bi nag di xamle askan gi li ñu gën a bëgg rawatina nag kilifa yi mooy fexe ba Pire niñ ko xamee woon ci dëkkub diine ñu delloo buum ca mboy ga. état bi moom xam na gàmmu Pire ndax chaque année délégation bu mag dana ñëw waaye surtout autorité nañ ci jàpp pour que Pire amaat place bi mu amoon waaye loolu ñun dañu bëgg mu jóge ci ñun waa Pire dinañu organiser dinañu woo suñu mbokk yëpp après ñu def benn forum bu mag international Pire ville religieuse. parce que loolu ambition la ñu taxawalaat Pire ci biir Sénégal wane ni cosaan fii la parce que këru diine boo dem ci Sénégal tey muy Fuuta muy Saalum muy biir Kajoor muy Ndakaaru muy feneen foo dem muy Tuubaa képp ku nekk tey këru diine bu mag fii nga jànge wala sa maam fii la jànge dëkk bu ne dafa am mandarga Pire mooy diine Pire dëkku religion boo seetee ëpp na 4 téeméeri at fii la l'islam en tout cas gën a feeñe ci ay daara ci jàkka. jigéen xale mag daanaka kenn desul ci dëkk bi ngir rek daal di bokk ci li nga xamante ni mooy yeesal dëkku diine gi di Pire gu rëy Ramatoulaye Sarr Thiès rajo télévision. ñu ngi koy jaajëfal Ramatoulaye Sarr foofee ca diwaanu Thiès dañu dem ca Kédougou àddu ci mbirum gasum or gafa ne kilifa ne ca diwaan ga jot nañ cee jël ay matuwaay rawatina ay jumtukaay yoo xamante ne dina mun a méngoog liggéey ba ngir gën ko ñongal ab ndaje lañ fa doon amal foofee ca Takoto ab dëkk la gu fare foofee ca Kédougou ñii di orpailleurs yi tamit gaskatu wurus ya jot nañ fa yeggee seen jafe-jafe Soli Brahma Dabo ci Faram-Facce. tey boo xoolee secteur de l'orpaillage ñëpp reconnaître ni secteur pour utiliser mercure te mercure bi dafa am danger par rapport à la santé wu environnement bi et risque par rapport ak environnement. lii di mercure ak kii di cyanure ñaari produits chimiques yu bon yu gaskati Russie utilisé ci wàllu traitement or doon na loo xamante ne daal lu utile ci li fay région bi ba tax na fale ca Bantako délégation bu lu sous-préfet bu Sabot la jiite ngir informer te sensibiliser askan fa yoo ci filière or équitable bu ñu waaj fa samp kii di jafe-jafe yu mercure ak kii di cyanure mën a jur daa nekk daal ñoomi kilifa yi kontaan nañu ci réaction orpailleurs yi ndax xam nañu ne mercure yu ñu fay jëfandikoo daanaka daal ci frontière bi lay jaar. ñu organiser ñu bàyyi mercure bi ñu jëlee fi ay mesures teg fi ay tomboulement ba kenn du fi sàcc. comme ils suivaient les frontières contre la drogue ou bien le chanvre indien. waaye kii la sous-préfet nee na daal population bi ay complices lañu ndax ñoo teeru jaaykat produits yi. les produits là c'est des produits prohibés. mais pourquoi nous on accepte que les gens nous les amènent et on les accepte et on les loge même dans nos maisons tout en sachant que ils ont ces produits toxiques qui ne sont pas bons. eux ils travaillent ils ont un gain ils partent ils vous laissent ici. si ndaje bi nag si téeméer nit ñi fa teewoon juróom ñeenti fukk yëpp ñi nga xamante ne daal ñu ngi si ay jafe-jafe yu tar gannaaw bu ñu tëjee juraay yi nee nañu daal ñoom tey lu ñu gën a soxla moo di ne daal nangur ji ubbi juraay yi te liggéey bi commencé ngir waxambaane yi mën a am fu ñu téye. instant bi actuellement kenn amul loo lekk rien ne marche parce que dañu tëj juraay yëpp yaa ngi dégg amuñu mbay bi doxul ren. nawet doxul ci Sénégal man je suis de Koungheul Saloum la gerte demul dugub demul mboq demul rien ne marche sinon ça va sauver parce que fii nii kenn liggéeyu fi projet de test bi nag bu ñu fi samp bokk nañ ci stratégie de réorganisation juraay yi laata ñu ubbi leen. benn arrêté génnoon na donc pour organiser donc pour formaliser orpailleurs yi avec la carte d'orpaillage. deuxièmement kuy exploiter donc laaj na donc nga am
équipement. kii di Aïssata Sarr Seck nee na daal bii projet dinañ ko vulgariser ci biir région bi yëpp Kédougou Soli Brahma Dabo pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Sori Brahma Dabo foofee ca diwaanu Kédougou ci noonu la ñu fas yéene yegg ci xibaar yi ñu jagleel bitim réew dañ ci ànd ak Ndeye Fatou Ndiaye ci Faram Facce. xibaari bitim réew yi dañu koy doore ak jàngoro bi di Ebola wéy di lawal ay bànkaasam ci Afrique soowu jant ci ay firnde sax organisation mondiale de la santé li mu yëgle moo di fukki junni doomu aadama ñoom am nañ jàngoro bi di Ebola xaaj bi maanaam juróomi junni yi ñàkk nañ ci seeni bakkan ba jàngoro ji doore ci at mu bees mi ba léegi li ñu mën a jàpp nag moo di xale bu jigéen bi am ñaari at baaxoo fële ca Mali te mujjoon a faatu àjjuma bi ñu génn ca hôpital bu Kaay loolee nag gannaaw ba mu jógee ca Guinée te ba muy ñib si duggoon na ci ab bus moo ko yóbbu fële ca Bamako ba mu yegg ca dëkkam loolu sax tax na ba ca réewum Mali képp koo xam ne jaxasoo nga ak xale bi dañ laa bëgg a ber jéem a saytu bu baax sa wér-gi-yaram ci kaw loolu sax waa Mauritanie ñoom nee nañu dañoo tëj seen frontière seen digg ak réewum Mali ndax bëgguñu jàngoro Ebola bi dugg ci seeni réew fële na ca États-Unis njiiti réew ma li mu def moo di indi ab dogal boo xam ne lu toll ci juróomi aéroport dañu faa saytu bu baax wàllum wér-gi-yaram bi rawatina aéroport yoo xamante ne ña cee wàcc dañuy jóge ca réew bu Guinée bu Libéria ak bu Sierra Leone. leneen ci wàlluy xibaar mu di benneel bi yoon ñuy def ay élections législatives fële ca Tunisie gannaaw ba ñu fa defee ab charte bu bees ngir mandargaale ko seen réew boobule bureau de vote yi nag tey jii ci suba bi juróom-ñaari waxtu jotee ci la ñu ubbi lu toll ci 200 ak fukk ak juróom-ñaari toogaay moom la ñu war a def ca pencum ndaw réew ma foofu la ca Tunisie tunisiens yi nag lu toll si ñetti at a ngi nii ñuy xaar yi le wote gannaaw ba ñu defee ab révolution boo xam ne Ben Ali ci la ñàkkee nguuram lu ñu nemmeeku moo di wàllu kaaraange gi dañu ko yokk bu baax ca réew ma rawatina ci bésub wote yi le lu toll ci juróom-ñetti fukki junni soldat ñoom la ñu wasaare ci réew ma lépp nag ngir ñu saytu bu baax wàllum kaaraange gi ndax kat foofu la ca Tunisie boo seetloo ci 2011 ba léegi ay jihadiste dañ faa bëri te it ñu bëri ci seen l'armée bi kenn faatu leen ku dul yooyu le jihadiste. ñu ngi koy jaajëfal Ndeye Fatou Ndiaye ci yooyu la xibaar ñu jagleel bitim réew yéem ak ñu jeexale xibaaru ngoon si ci Walfadjri leeru jamono lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaar di jaajëfal Cheikh Tidiane Diop ci machine bi feggoog Cheikh Tidiane Ndiaye Ndella Amar Gueye réalisation xibaar yi Ndeye Fatou Ndiaye incha allah bu 20h jotee Ndeye Fatou Ndiaye moo fi fas yéene teew faram-fàccee xibaar ci kàllaama nasaraan ñu fanaan ak jàmm ak programme Walfadjri yàlla na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.